أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi nga xam ni yéen a ngi ñuy topp ci seen kaddu point sn ngeen ànd ak seen mbokk seen xarit Imam Malick Dramé tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission bi ngeen miin mooy actualité de la semaine waaye mooy xew-xewu jamono tey nag xam ngeen ni li wolof naan luy ay di jàmbat wolof mooy wax loolu luy ay di jàmbat tey xam ngeen ni li ay di jàmbat mooy livre boobu nga xam ni Pape Alé Niang journaliste bu mag boobu ñëpp xam ko ci réew mi génne na ko ñu koy wax scandale au cœur de la République livre boobu nag war nañ cee taxaw def ci ay jàngat def ci li ñuy wax taxaw seetlu moo tax ñu fas yéene ñëw ak mbokk yi nga xam ni yéen a ngi ñuy topp ñi def ci ak yéen ay jàngat biñ ci njëkk a war a def mooy wane ni Pape Alé Niang li Nafi Ngom Keïta wax rek maanaam li Nafi Ngom Keïta waxoon moom la Pape Alé Niang beesal li Nafi Ngom Keïta waxoon ci rapport am ba ca Nafi Ngom Keïta ñëpp xam nañ ko mooy ki fi jiite woon OFNAC ñu xëy ko toroxal ko mën nañ ni sax dañ koo humilier bi ñu koy génn réew mi parce que doomu aadama bu fekkee da nga ko jox ay fonction nga xëy dàqu secret ndax dàqu secret mooy damay fexe ba condition yi nga war a liggéeyee dootul réunir loolu yaakaar naa ni sénégalais yépp xam nañ ko jarul muy jël sunu temps waaye moom Nafi Ngom Keïta ñu ngi ci profité di ko ndokkeel ci taxawaay bi mu amoon parce que kenn werantewul ni jullit piir la man déglu naa ko mu wax te mbokk yi nit bu waxee rek ñu xam moom mooy kan arab yi dañuy wax ni kallim toxraf ku wax ñu xam yaay kan boo ko déggee muy wax di nga xam ni kii jullit piir la sénégalais piir la africain piir la kon Nafi Ngom Keïta ñu ngi lay ñaanal foo mën a nekk man de xawma la waaye ku la sopp laa ndax sa taxawaay ak ni nga bañee lu ñaaw ak ni nga taxawee woon pour soppi réew mi ci corruption parce que déclaration ba mu njëkkoon a def boo ko déggee walla nga xam parcours am rek xam ni ko amoon yéene la pour soppi réew mi waaye malheureusement li ci am ñun ñëpp xam nañ ko Pape Alé Niang nag moom it dinañ taxaw ci moom tuuti parce que réew mi li ma gëm man yàgg di ko wax mooy journaliste yi bu ñu jouer rôle bi ñu war a jouer rek réew mi équilibre am fi parce que journalisme boo ko xamee xam ni pouvoir bu rëy rëy la presse bi bu ñu jouer seen rôle rek askan wi nekk ci jàmm rek càcc gi ñuy càcc alalu réew mi dina wàññeeku man loolu laa gëm parce que presse dafa war a nekk ci wetu askanam presse dafa war a nekk presse bu équilibre presse dafa war a def lépp lu mu gis loo xam ni baaxul ci peuple am mu taxaw dénoncer ko waaye malheureusement tey li xew ci réew mi ñun ñëpp xam nañ ko am na fi ñoo xam ne tey ñi yilif presse bi ñu ci ëpp ay politiciens lañ malheureusement ma ni ñi nga xam ne tey ñoom ñoo investir ci presse bi ba téye presse réew mi ñi ci ëpp ay chef de parti lañ wala ñu nekk ay chefu mouvement loolu nag lu ñu war a mën a rectifier la parce que presse li ma gëm mooy warul far réew dafa am ñetti pouvoir yoo xam ni amuñu droit far presse ci la bokk sëriñ ci la bokk mooy le pouvoir spirituel yi waruñoo far société civile warut a far mais tey ñun ñëpp gis nañ ni société civile bi genn wàll gi yëpp casé nañ leen ci palais bi
sëriñ si du ma wax ñëpp mais ñu ci ëpp dañoo far loolu mooy dëgg te man contre ma sëriñ parce que man ab sëriñ laa comme ñëpp ci kërug sëriñ laa juddoo yaroo fa màggee fa di jàngale alxuraan ba nii may waxe yow daara laa yor kon man kenn gënumaa nekk sëriñ kon contre ma sëriñ mais am na certaines marabout yoo xam ne fii ci réew mi dañoo far loolu mooy dëgg parce que ñun li ñuy nekk xale am na ñaari xalifa yoo xam ne fekke nañ seen jamono Cheikh Alhaaji Abdou Aziz Dabakh ñun ñëpp gis nañ ni mu taxawee woon Serigne Abdou Lahad Mbacké gis nañ ni mu taxawee woon waaye tey malheureusement waxuñu ñëpp nag mais xam nañ fii nii ku waxal yàlla rek te gëm yàlla xam ne am na fi certaines marabout yoo xam ni dañoo ni ñu waroon a taxawee des na loolu du sababu waxtaan wi bu laajee dinañ ci def ay rubrique waaye li sababu waxtaan wi dëgg mooy Pape Alé Niang livre bi nga xam ne bind na ko gannaaw bañ ko ci encouragé di ko xamal ni réew mi dafa soxla tey ñu mel ni yow ay journalistes yu moom seen bopp ay journalistes yoo xam ne réew mi rek moo leen ñor amoon nañ ko fi xam ngeen réew mi amoon nañ fi ay journalistes yu mag ku mel ni Abdou Latif Coulibaly ku mel ni ba ci Souleymane Jules Diop waaye ñooñu ñëpp tey dañoo jël position ànd nguur gi ñu tëj seen gémmiñ mënatuñoo waxal askan wi mbokk yi bu nit du nax boppam olof nee na ku la abali bët fu ko neex ngay xool olof nee na ku la abali bët fu ko neex ngay xool journaliste boo duggee ci nguur rek yàqu nga mënatoo wax dëgg ci li ngay mujjee mooy di défendre ay bilan di défendre nit te nit warul défendre nit ay principe la war a défendre kon journaliste yi maa ngi leen di woo ngeen gën a am taxawaay xam ni réew mi tey soxla na seen plume yi parce que li ngeen jàng ci réew mi ñu ci bari impôt yi askan wi la ñu dajale tabax ci ay université ba ngeen mën a jàng kon askan wi tey bu fekkee dañ leen di arnaquer man arnaque laa ko tuddee di jël seen alal yéen ñi nga xam ni réew mi moo leen formé yéen a war a njëkk a taxaw dénoncer loolu parce que bu dee ñun suñu référence bi ñu am mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni bi ko yàlla di tagg moom yonent bi di tagg aw xeetam daf ko ni kuntum xayra umma uxrijat linnaasi ta'muruuna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkar wa tu'minuuna billah dañu ko vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes vous ordonnez le convenable vous interdisez le blâmable mbokk yi yonent bi li tax yàlla tagg ko cause bi tax yàlla tagg ko mën nañ ni benn cause la li tax yàlla tagg aw xeetam benn cause rek la mooy digle lu baax tere lu bon mooy dénoncer loo xam ni baaxul boo gisee lu baax nga encouragé ko kon képp ku ni da nga bokk ci xeetu yonent bi loolu la ñuy xaar ci yow wala képp ku ni da nga croyant nga rek d'une manière générale moo xam diine boo mën a nekk parce que diine yépp li leen tax a jóg mooy morale ak éthique kon journaliste yi da ngeen a war a roy ci Pape Alé Niang parce que Pape Alé Niang tey lu nit mën a wax dugg na ci histoire réew mi parce que réew mi bu ñuy bind histoire ñi koy bind ñun du ñu fi fekk waaye ñaan nañ yàlla ku ne ñaan nga yàlla même boo toogee ci sa biir bàmmeel bu ñuy bind histoire réew mi sa bàmmeel yëngatu ñu xam ne yow am nga loo defaloon sa réew ana Cheikh Anta Diop jóge na fi waaye ba tey nit ñaa ngi koy tudd ci ak mbaax ana Mamadou Dia jóge na fi ba tey nit ñaa ngi koy tudd ci ak mbaax ana ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni ana Sidi Lamine Niass nekkatu fi mais ba tey dafa mel ni mu ngi ci xol yi loolu nag lenn rek koy maye sant si du ko maye sant Mbàkke du ko maye sant Aydara du ko maye xam nga lu koy maye mooy am taxawaay ci sa wetu askan il faut loolu ñu wax leen ko mu leer parce que wax naa ko di ko yàgg di wax suñ mag ñi li tax ñu am li ñu am lépp mooy taxaw ci seen wetu askan Cheikh Ahmad Bamba li ko may martabaam bu rëy bi ba àdduna di tukki nit ñi di tudd turam
mooy dafa taxawoon ci wetu peuple am. kon yéen ñi ñuy tuddee ay journaliste na ngeen fexe bokk bu leen kenn ger, parce que bu ngeen jubee rek réew mi jub, parce que pouvoir amul doole, encore une fois nguur amul doole. xam nga kan moo am doole? Peuple bu taxawee rek xam boppam, xam li muy peser, nguur du ko yepp ba koy teg yenn yi. waaye tey boo déggee scandale yi am ci république bi, kenn dénoncé wu ko, dénoncé nañ ko sax ndax Nafi Ngom Keïta la mu wax leer na, waaye journaliste yi niñ ci waroon a jàppee wuñ ko ci. bu fekkoon ni am nañ courage bañ ku leen dugg ñuy wax ci li wolof naan ñuy wax ci aali kalaj ji mooy képp koo xam ne dañ laa jiiñ alalu réew mi nga yor ay ndomba tànk ci réew mi, li jaadu mooy nga taxaw ni man démissionné naa ba koroog muy leer. kon ku mel ni Cheikh Omar Anne man awma lu ma lay contre, parce que man du ma contre nit, waaye nag tey su ma la doon conseiller du ma la conseiller ngay porter plainte, parce que boo porter plainte bi sa kaw lay daanu. tey su ma la doon conseiller bu dee dañ laa tudd ci luubal alalu réew mi, li nga war a def mooy nga taxaw ni man kat démissionné naa ba koroog muy leer. am na fi ay ministres yu ko fi def, Mamadou Seck ba tey histoire di ko fàttaliku ci jamonoy Ablaye Wade biñ ko fi tuumaalee nal ko fee far ministre de l'économie dafa taxaw démissionné dem ci yoon setal ko mu ñëwaat ñu jox ko ay ndomba tànk. kon xalaat bi Moustapha Cissé Lo wax man ci laa ànd, parce que Moustapha Cissé Lo man boo gisee mu neex ma mooy lu mu metti li mu gëm lay wax, te loolu la ñuy xaar ci ab jullit, loolu la ñuy xaar ci murit. parce que nit ànd ak moom warul tere boo d'accordul nga ne ko d'accorduma, ànd ak moom jàppale ko warul tere boo gisee lu jaaduwul nga ni lii jaaduwul. parce que bu ñu delloo ci biir alquran yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wax ko jullit ñi, wax ko nit ñi d'une manière générale, waaye wax ko ñi nga xam ni gëm nañ yàlla. lu mu leen wax? baada auzu billahi min alsheytaani rajim, bismillahi rahmani rahim. yaa ayuha alladina amanu kunu qawamina bilqisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw ilwalidayni wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima. yàlla ni yonent bi, oh les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fils contre vous-même, contre vos pères et vos mères et proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. mbokk yi ànd ak nit yàlla nee na bu justice taxawee dëgg taxaw, dëgg ji donte dafa nekk yow sa jëmm ji, wala mu nekk sa ñaari waajur, wala mu nekk koo xam ni sa proche la, yéen a bokk parti, war nga am courage ni ko sa waay lii mooy dëgg. kon tey Omar Anne man du ma jaar ci tuuru Cheikh Omar, parce que ñun Cheikh Omar dañ koo fonk lool, bëgg ko, xam fi mu ñu jëlee, parce que réew mi ku fi lekk àddiya rek war nga koo sante Cheikh Omar Foutiyou, parce que bu taxawul woon gàddu jaasi xeex ak tubaab bi kon l'islam du tasaaroo ci réew mi. moo tax Omar Anne lay wax, bu fekkee ni yow da nga ni noble nga, tukulóor nga, parce que loolu lañ jàpp ci yow, Fuuta nga jógee di noble pire, demal nga démissionné, bul xaar ku la dàq. li waroon a am mooy dañ laa waroon a dàq, mais comme amuñu courage u dàq la, yow yaa war a am courage u ni man démissionné naa, parce que dañ laa tudd ci luubal alalu réew mi. te boo démissionné day gën a yombal liggéey bi, bu la neexee buñ la audité ba pare boo setee ñu joxaat la say ndomba tànk. mais Pape Alé Niang moom laal ko mooy indi fi coono, parce que Pape Alé Niang sénégalais yi duñ nangu ko laal, parce que dafa moom rek moo fi des comme journaliste boo xam ni engagé wu na.
je pèse bien mes mots, la majorité de la presse tey actuellement c'est des journalistes corrompus gëmuñu dara. bari na journal yoo xam ni ay chef de parti ñoo ko moom, ñu ànd ñenn ñi dañuy far ci opposition wala ñenn ñi far ci nguur. loolu mooy dëgg te buñ bëggee ñu lim leen ñun amuñu problème boobu parce que man xam naa journaliste yi yàgg naa seen biir télé yu bari jot naa faa jaar xam naa li fa xew. kon journaliste yi moom man amatuma ci ñoom yaakaar waxuma ñëpp nag parce que am na ñu fi crédible ba tey. Un journaliste comme Mamadou Ibra Kane, un journaliste comme Alassane Samba Diop, un journaliste comme Moustapha Diop bi nekk Walf bari nañ mën naa leen a lim. am na ci ñoo xam ne ñuy garder seen dignité di garder seen plume mais ñu ci baree bari ger nañ leen te yonent bi nee na taash nee na képp koo xam dañ laa ger bokkoo ci. maanaam képp koo xam ni dangaa nangu ñu ger la bokkoo ci lislaam fa laysa minna man taashana fa laysa minna képp koo xam ni corrupt maanaam yow dangaa nangu ñu ger la génn nga ci lislaam kon nit warul nangu ku ko ger. nit dafa war a gëm yàlla gëm ni yàlla moo yor wërsëg boo li nga xalaat nga di ko wax. wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha loolu la yàlla wax. yàlla nee na man maa yor wërsëg yi man maay wërsëgal mala yi maay wërsëgal nit ñi man maay wërsëgal lépp lu nekk ci diggante asamaan ak suuf. kon journaliste yi il faut ngeen roy ci Pape Alé Niang di waxal askan wi gëm ni doomu aadama bis dina ñëw ñu ber la dugal la ci margu sangu la ba nga set wecc ñu laxas la juróom-ñaari mètre percal jàppoo la sànni la ci kàmb wan la ginnaaw. boobaa nag bu fekkee da ngaa bokkoon ci ñiy jaay peuple bi yaag malaaka mi di ngeen ko lijjanti parce que jaay peuple bi warul weesuwul boo gisee loo xam ne baaxul ci peuple bi nga war koo wax doo ko wax. parce que réew mi man gëwuma ni Sénégal dëkku démocratie la fii kenn terewu fi kenn wax parce que kenn mënu ko parce que réew mi ci république la mais nit ñi ñoo amatul courage li ñu gis ñu ni lii baaxul ñu ni lii baaxul parce que wax li nga xalaat te nga jàpp ni mooy dëgg kenn mënu cee sonal doomu aadama parce que loolu kenn mënu ko fay jële Sénégal dañoo liggéey ci loolu ba àgg foofu. Sénégal lu jiitu sax muy nekk république sun maam yi fi nekkoon dañoo musa moom seen bopp. Sénégal am na université depuis 1603 l'université de Pire nga xam ni Xaali Amar Fall moo ko fondé nga xam ni université la boo xam ni ponkal yi nga xam ni tey ñoo tasaaree l'islam bi ci réew mi yépp fa lañ génne. mën nañ cee cité ku mel ni Thierno Souleymane Baal almaami Abdou Khadir Kane ku mel ni Mamour Anta Salim Mbacké bi jur Cheikh Ahmad Bamba ku mel ni Thierno Saïdou Tall bi jur Cheikh Omar Foutiyou. kon réew mi tubaab yi indiwuñ fi moral indiwuñ fi éthique dañ ko fee fekk. kon yéen journalistes yi maa ngi leen di ñaax ngeen superviser li nguur gi di def waaye nguur gi tamit maa ngi leen di wax ni yéen a am responsabilité ëllëg yawmal qiyaam lépp lu nit yoroon dinañ ko laaj noo ko yoree woon te loolu ku miin waxtaanu Alaaji Abdou Aziz Dabakh xam ne daan na ko wax daan na wax ni kullukum raa'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi waaw boroom kër bu nekk sàmm nga te yawmal qiyaam dinañ la laaj li nga doon sàmm noo ko sàmmee woon. kon ñi yor nguur gi yawmal qiyaam alalu réew mi dinañ leen laaj naka ngeen ko sàmmee woon waaw naka ngeen ko sàmmee woon. kenn mënul wax ni lépp day baax parce que loolu yàlla rek moo ko man waaye bu demee nag ba nekk loo xam ne flagrant délit la
ñépp teg seen bët xam ni lii ak càcc la. lii dalal askan wi dalal seen xel mooy kañ koy jiiñ ñu génne ko ci biti ne ko demal wuy ji parce que Ablaye Wade lu ko nit mën a waxal tëj na fi ay nit yoo xam ni dañoo bokkoon ci parteem kon Macky Sall ñu ngi lay ñaan ñi nga xam ne dañoo bokk ci sa parti te jiiñ leen ni dañoo luubal alalu réew mi libéré leen parce que boo leen libéré da nga leen di dimbali parce que boo leen libéré wul it bis dina ñëw ñu bëgg a libéré wu te day jafe parce que Macky Sall toogu fi éternellement day dem ay weer moo ko fi dese wala ay at 2024 insha allah day dem keneen ñëw kon parce que réew mi am na ay ressources encore une fois Sénégal li fi nekk ci alal bu ñu ko jaarale woon ci yoon Sénégal yépp mën nañoo dund ci jàmm nekk ci jàmm lekk-lekk gu neex jaamu yàlla dee dem àjjana mais alal réew mi lenn li mu nga tugal ñu denc lenn li politiciens yi sàcc nañ ko loolu mooy dëgg ñi xoola bu ma nee politiciens yi nag ñi fi mës a jaar ñépp ñu ngi ci biir parce que yow mënoo donnoo alal ci sa baay doo milliardaire nga xëy nekk milliardaire ndax da ngaa nekk ministre kon alal ji da nga koo sàcc loolu mooy dëgg te yàlla ñaar rek la attaqué guerre ci biir alquran ni man yàlla attaqué naa leen guerre ki ci jiitu mooy ki nga xam day ŋaññi wàllu yu nitu yàlla wàllu yu nag lañ wax waxuñu ku nuru lu wàllu yu buñ jaawale buñ ne wàllu yu mooy ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñooñu la yàlla wax waxuñu ku muuru di nax nit ñi di nuru lu wàllu yu la yàlla wax ala inna awliyaahu illa almuttaquun ñi ragal yàlla mooy wàllu yu yàlla nee na ñooñu man attaqué naa leen guerre yàlla kim ci teg mooy ki lekk riba yàlla nee na ko attaqué naa la guerre kon képp koo xam ne yaa ngi lekk alalu askan wi yàlla ci boppam attaqué na la guerre te guerre yàlla xajul ci nit te ku dugg bàmmeel di nga xam ne guerre yàlla xajul ci nit kon yéen ñi nga xam dañ leen di tuumaal ci alalu réew mi dem leen ngeen delloo ko parce que réew mi soxla na ko tey courant baa ngi nii cher ndox mi cher dem leen ngeen delloo alalu réew mi parce que bu ngeen ko delloowul fii bis penc di ngeen ko delloo te foofa kenn du fa am xaalis boo delloo di wax ni peuple bi na ngeen am taxawaay li Alaaji Abdou Dabakh daan wax inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bu leen nax seen bopp li fi ne yéen a ko fi mën a jële parce que ñi fi ne yéen a leen fi teg Macky Sall tegu fi boppam Ablaye Wade tegu fi woon boppam Abdou Diouf tegu fi woon boppam ay nit ñoo leen wooteel bañ toog fi yàlla nee na ci biir alquran Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes yàlla du soppi dund kenn nit mooy jug taxaw soppi dundam kon li fi nekk bu dee dañoo gis ni dañ leen di jiiñ ay scandale yu dul jeex nanguwuñ cee wax lii solution bi mooy peuple bi jóg taxaw jële leen fi Pape Alé Niang nag moom duñ nangu ko laala parce que Pape Alé Niang dafa bokk ci patrimoine réew mi Pape Alé li gars yi naan bul ko laal bul ko jege loolu la ñu wax bul ko laal bul ko jege parce que boo koy laal foo koy jëmee sax parce que Pape Alé bu dee dañ laa porter plainte demal wuyu ji parce que porter plainte dara nekku ci li nga gëm ndax benn procureur amul pouvoir jàpp nit te amul preuve ci moom loolu benn procureur amu ko ci àdduna bi parce que journaliste kenn amul droit laaj ko source am fu mu ko jëlee loolu ñu jàng journalisme ñëpp xam nañ ko rawatina nag bu dee source yoo xam ne ay répétition la ay nit ñi wax nañ ko fi waxaat ko fi kon ñu ngi wax ni ñun dañoo opté bokk ci sénégalais yi nga xam ne dañuy taxaw seen wetu askan ñun dépassé nañ fu ñuy àndeek nit wala fu ñuy contrôler nit te képp ku fi toog buñ gisee lu baax dinañ ko wax man bokkuma ci ñi naan lépp dafa bon am nañu bokk biir APR am nañ courage Moustapha Cissé Lo dégg ngeen ko APR la bokk pilier la ci APR mais nee na nañ dem wuyu ci kon APR du ñëpp bon encore une fois am na ña fa nekk te am courage nañ jóg dénoncer ñi nga xam dañuy sàcc alalu réew mi loolu mooy dëgg bu dee ña fa nekk dañ leen di jiiñ ñi dañoo sàcc alalu réew mi te ñoom nanguwu ñoo am courage yu démissionné ñi bokk ci seen biir ñoo war a jug taxaw dénoncer leen
parce que Macky Sall mënul nekk fépp man loolu laa gëm réew mi Macky Sall yàqu ko buñ naxante parce que réew mi kenn nit mënu ko defar kenn nit mënu ko yàq li yàq réew mi sénégalais yi am nañ ci responsabilité man loolu laa gëm dafa fekk ne nag moom moo ëpp responsabilité parce que moom lañ dénk alalu réew mi moom la sénégalais yi choisir ne ko yow lañ wóolu ci sunu peuple kon loolu moo doon seen chronique ngeen ànd ceeg seen mbokk imam Malick Dramé lépp lu ci jub ngeen xam ni ci sunu borom la lu ci dëng rek ngeen xam ni ci matadik doomu aadama la di jéggalu bépp wax boo xam ni am na ku ko dégg mu touché la waaye nag wax moom waxal li nga gëm rek gëm ni nag bis dina ñëw nga jàkkaarloo koo xam ni dinañ loo fi waxoon di nga ko waxaat ku gëm loolu nag buy wax moom lim gëm lay wax kon in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu